salaatu allazi fi kulli sayrin wa fi safar hamaani halaa maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sayrin wa fi safar hamaani halaa maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sayrin wa fi safar. gaaw leen gaaw abonné si Khidma 28 TV def leen Khidma 28 TV bu ngeen pari bës leen cloche bi ngeen mën a am 24 heures sur 24 lépp luy information tukkeeku si bile chaîne bu mag si Touba di liggéeyal Serigne Touba Khidma 28 TV ak sa chaîne bi topp tànki Serigne bi. amaani halaa maahin maal absa wa safar. jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam yéen a ngi ñuy topp ci seen Saxum Touba officiel ak saxumtouba.net di ñu topp ci YouTube bi ak ci Facebook bi ci Instagram ak mboolem suñuy plateforme ñu ngi leen di fàttali ne noo ngi fii ci cabine médicale bu Serigne Bassirou Mbacké Serigne Balla Mbacké Mbuub doon ki nga xamante ni mooy jëwriñ ji ginnaaw bu ñu déggee moom mi nga xam ne mooy docteur bu mag bi wax yu am solo yi nga xam ne andi na ko ni ko noonu wan nañ leen mboolem li nga xamante ni mooy doxalin wi nekk ci biir hôpital bi ci biir li nga xamante ni mooy clinique bi macha allah mu am solo lool nag waaye xam ngeen ni tey jiit bokk ci bis yi nga xamante ni dañoo war a na inauguré waale ab maternité bu yaatoo yaatu boo xam ni loolu lépp liñ ci jublu mooy la baax lépp mooy wàllu faj fii ci Sam Jaxate mën a jege ñi nga xamante ni ñooy population bi loolu waral it bi nu ñëwee fekk nañ fi soxna Maam Jaara Bousso Tall muy sage-femme bi doon jëwriñ ji macha allah ni ki noonoot soxna Ndey Diop mooy matrone bi di ko jàppale ci liggéey bu tedd bi ñu am tawfiix nag bu baax a baax xam naa loolu dañ ci ñëw ndax tey jii di bisu ubbi bi xam ngeen ni am na tout tànk bu fi juddoo yàlla na sunu borom guddal fanam lool te wéral ko waaye defal ko xéwal yaatu ba nga xamante ne bis dañ fiy ñëw moom it mu di fi yokk ay saal yu bare ngir tawfiix ji mu am ci juddoo fi ci barkeb Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul tàllal nañ sunu micro soxna Maam Jaara Bousso Tall lii mooy li nga xamante ni moom la ñu andil ci doxalin wi nga xamante ni moom la ñu doxale ci biir maternité bi toppatoo jigéen ñi moo xam ñi nga xam ne dañoo tollu diggante di visitu waaye ni ki noonu ba ci mucc loole ana nan ngeen koy taxawoo soxna Maam Jaara Bousso. bismillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke Serigne Saliou barke Serigne Saliou barke Serigne Saliou maa ngi leen di nuyu di leen liyaar di leen jaajëfal ci teewaay bi di kontaan bu baax ci kii bi teewaay bi ci inauguration wu maternité bi man la soxna Mame Bousso Tall sage-femme maternité soxna Ajaratu Ndiku Mbay maa ngi leen di ziar bu baax di leen bége bu baax a baax waa tey nag bëggoon nañ leen a waxtaanal ci clinique bi nu muy doxee am na ay consultation prénatale maanaam jigéen gi bu wannee lor ba baa muy am doom léegi ci consultation yooyu jigéen gu wérul gi war naa def 4 consultation ba juróomi consultation bu tollee ba ci 4e consultation bi dañ koy jox ay rendez-vous 15 jours léegi baare amatul chaque 15 jours day ñëw ñu consulter ko ci kaw loolu ci biir consultation yooyu jigéen gu wérul gi war na def 3 écho li normal mooy 3 écho mais tolluwaayu jamono ji boo wanee lool rek dañ lay demander écho ndax moom moo gën a kii daal moo gën a nekk farata waaw mu nekk gën mooy waaw jumtu waaw mooy maanaam mooy wone tolluwaayu ëmb bi wone ba xam doom ji mi ngi dund wala dundut wane doom ji nu mu tëddee léegi écho boobu lañ lay njëkk a demander ci biir loolu war nga def kii bilan jigéen wér war na def bilan ci biir CPN yooyu ñuy def danañ def prévention maanaam jigéen wér gi danañ ko aar ci tétanos danañ ko aar ci sibbiru aar ko ci nu mu tuddati sibbiru tétanos ak ñàkkum deret bi nag ni ñu ko koy aaree mooy chaque jour war na jël feeram bis bu nekk daa war a jël feeram même buñ ko bindalee feer rendez-vous am ñëwagut dafa war a continuer dem jëndi feer bi di ko continuer bis bu nekk rek dafa war a naan feer loolu moo koy aar ci ñàkkum deret ci feebaru tétanos bi nag moom dañoo war a piqûre tétanos waaw vaccination tétanos ci paludisme bi pour aar leen ci feebaru sibbiru dañ leen jox 3 doomu sibbiru yi heure bu yëgee na biir baa ngi yëngatu ñu commencé leen a jox 3 doomu sibbiru yi ba yàlla di leen may jàmm
ñu boole ci nag tëdd ci sànke. ci kaw loolu buñ defee consultation di ñaan nag suñ mbokku jigéen yi wérul yi ñuy respecter seen rendez-vous yi ndax boo respecté sa rendez-vous yàlla mën na la dimbale accouchement doo am benn jafe-jafe. ci kaw loolu ci kaw accouchement bi dañ lay préparer accouchement boo defee sa 4e CPN di waxtaan ak yow lan mooy signe accouchement accouchement yi mooy lii sa biir metti bu tar wala nga gis ndox bu ratax ànd ak deret bu boobaa da ngay daw ñëw kër docteur ñëw si sa sage-femme mu xool la. léegi ci kii boobu tamit dama ci ñëwaat mooy 4e CPN bi boo ci duggee léegi danañ la wax signes yi nga xam ne boo ko gisee doo xaar sa rendez-vous xam nga boo ñëwee ba 4e CPN dañ lay jox rendez-vous 15 jours. léegi signes yooyu mooy mi ngi comme par exemple nga sentir biir bi yëngootut wala biir bi di metti bu tar wala sa bopp di metti wala say nopp di riir wala sa bët di fulu yooyu yëpp da ngay daw sa sage-femme wax ko. léegi ci kaw accouchement boobu léegi ñaari accouchement moo am accouchement normal ak accouchement dystoxique. léegi accouchement normal moom jigéen gu wérul bu toppatoo visitam def analyse yi nu mu waree def lépp normal naan garabam yëpp yàlla mën na ko dimbale mu def accouchement normal. ci kii accouchement dystoxique bi nag des fois soxna yi duñu respecté seen visite yi de même que ordonnance bi duñ ko jëlee ni mu waree loolu nag mën na indi ay gàllankoor ci accouchement bi. léegi bu ñu weesoo ci accouchement bi dañuy ñëw ci yaay ji bu amee doom ba pare postnatal dañ leen a war a defal visite moom ak doomam. ci kaw loolu war nañoo def 3 visite ci ñetteelu fan bi sa juróom-ñeenteelu fan bi maanaam bu ñu leen tuddalee ba ca suba ga ak bu ñu amee 1 mois. léegi ci biir visite yooyu danañ xool yaay ji xool bébé bi ndax des fois boo defee accouchement ba pare des fois day am ay complications te visite yooyu moo ñuy aar pour ñu mën a xam complications yi mën koo jël en charge. léegi ci kaw loolu tamit danañ def tamit planification familiale ndax boo jógee ci am doom tamit war ngaa noppalu 2 at ba 3 at 2 at ba 3 at war nga koo noppalu mën a toppatoo sa njaboot mën a toppatoo waa kër gi. planification bi tamit am na fi bu boobaa patiente bi moom mooy choisir planning bu ko neex waaye nag ça dépend mu méngoo ak yaramam. bu choisiree boo xam ne méngoo wut ak yaramam dañ koy defal counseling ko ba mën a choisir beneen mais ñoom ñooy choisir waaye bu choisiree boo xam ne méngoo wut ak yaramam dañ koy counseling daal waxtaan ak moom ba mën koo changer. ci kaw loolu tamit nàmpal bi tamit lu am solo la nàmpal bi mooy nga jox sa ween ba sa doom ba juróom-benn weer yi weesu doo ko jox ndox doo ko jox lem doo ko jox dara ween kese ndax lim soxla lépp mi ngi ci ween bi. loolu nàmpal sa doom juróom-benn weer tamit dina ko aar ci feebar yi ñu naan bi jaare maanaam biir buy daw wala néew kàttan ak yooyu yëpp dina ko ci aar. waa xiibon léegi ci kaw loolu tamit vaccination tamit dañ koy def ndax ku wax naissance wax vaccination xale bi bu juddoo war naa ñaqu ba mi am 9 ans war nay ñaqu léegi chaque jour heure bu ñëwee ñu jox ko ay rendez-vous pour mu kii ñaqam mi respecter ñaqu de même que suivi de croissance de l'enfant xool màggaay gone gi poids bi ak état nutritionnel bi yooyu yëpp bu kii dañ koy xool. maa ngi jégalu nag bu baax a baax ci kàddu yi di leen gërëm bu baax di leen sant bu baax a baax. waaw tey la inauguration bi am nañ benn accouchement accouchement normal la yaay ji mi ngi ci jàmm doom ji mi ngi ci jàmm amuñu benn complication. waaw maa ngi gërëm bu baax nag docteur di ko gërëm bu baax di gërëm tamit sama tante ji muy tante Ndeye Diop muy matron bi di jàpp ci liggéey bu baax a baax ok jërëjëf. ok jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam yéen a ngi teewli Saxum officiel Saxum Touba officiel macha allah ni ma leen ko waxee woon xam ngeen noo ngi fii nag ci li nga xamante ni mooy maternité bi fas yéene ko ubbi tey moo tax ngeen gis soxna yi ñoom ñëpp ñu fekk si ko incha allahu taala xam naa buñ jógee ci. ànd ak yéen visital leen li ngeen xam ne mooy maternité bu bees bii ñu fi war a tijji tey
te noonu ñu leen ko waxoon rek gis ngeen ko muy maternité boo xam ne dafa yokk ci liggéey bi ñu tudde ko ki nga xamante ne mooy soxna Ajaratu Ndikke Mbay muy wayjuru ki nga xamante ne mooy sëriñ bi nga xam ne moom barab bi incha allahu taala buñ fi jógee rek dañ leen di ànd ak ñi nga xamante ne ñooy saytu liggéey bi ànd ak ñoom ñu wala leen noog barab bi waaye am na lu am solo nag lu fi xew nga xam ne tey jii am na tu tànk boo xam ne daf fee gane si jamono sëriñ bi nga xamante ne moo initiative liggéey bu tedd bi fas yéene koo jox cadeau bu am solo loolu lépp des na leen bàyyi ak moom incha allah kon ma bàyyi leen ak sama caméraman ngeen ànd ak moom dugg ci biir mu wan leen li fi xew incha allah. di ndaje moo am solo moo xam ne def nañ ko ci dëkk bu sell bi di Touba tey jii nag di ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru Shahban atum junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci ati gàddaay gi dëppoog le 9 avril 2021 ñu ngi fii nag ci clinique docteur Balla Mbacké Mboup defe naa ñu bari miin nañ ko wala ñu ngi koy bëgg a xam léegi ci biir réew mi ak bitim réew ñu ñëw fi nag tey ci liggéey bu am solo boo xam ne dañuy daloo maternité bu yees boo xam ne ñëwoon nañ fi fan yee ci ginnaaw bu ngeen suivre suñuy émission doon leen présenter état yi ak avancement wu liggéey bi tey nag ñu tolloog yemb gi ak ay xew-xew yu bari yu fi tase ay tout tànk yu fi ganewaale jamono sax ci jotaay bi kon ci gàttal rek ñi ngi fii ak sage-femme bi nga xam ne mooy soxna Mame Bousso ak matronome bi nga xam ne moom la àndal ak équipe bi nga xam ne ñoom ñoo composé clinique bi ñu bañ a guddal rek bàyyi leen ñoom ñu nuyoo bu ko defee ñu tàbbi ci dëgg-dëgg waxtaan wi ak visite guidée bi nga xam ne moom lañ ci war a toftal incha allahu taala salaamaaleykum soxna Mame Bousso. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di sant bu baax docteur di leen jaajëfal bu baax ci teewaay bi man la soxna Mame Bousso Tall di sage-femme fii ci clinique bi waaw man maa nekk fii ak sama matron bu ñaawut bi di tànday waaw di leen jaajëfal bu baax ci teewaay bi di wax na tey nag dinaa waxtaan ak sama mbokk yi maanaam sama xarit yi maanaam malade yeeg yooyu defal leen exposition ci maanaam pàcc kii bi daal liggéey bi ci liggéey bi léegi nag danañ commencé nag moo wan leen locaux yi waaw visite locaux yi. léegi avant ñuy dem ci locaux yi soxna Mame Bousso xam naa ne mbégte mi moo la gën fi mu ne nii waaye dañuy def ay laaj yu gàtt rek mooy bi ñu fi ñëwee la fois passée gisoon nañ ne liggéey bi mi ngi woon en cours travaux yi ñu nekkoon ci phase de finition. tey jii ñu fekk ñu daloo ko. ba am tout tànk bu fi juddu gane fi jamono tey. waaw réaction bi ak impression yi nga am ci loolu lan lay doon. xanaa di am contentement rek wax dëgg yàlla kontaan nañ trop ci ñëw bi ak inauguration bi waaw di ci kontaan bu baax di jox ki mu sànni ci tuuti rek sama. baax na kon soxna si yow it ñu nuyu la siyaar la rek. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare tey rafetlu seen teewaay ak li ngeen ñuy toppee rek lu ñu nekk rek ngeen nekk ci parce que yéen a fésal ba ñëpp xam ñu loolu tamit ñu ngi leen ci sant bu baax a baax parce que yéen a ngi ñuy wone ñu ngi leen ciy sant ci taxawaay boobu jërëjëf. keroog ñu ñëw fekk tout tànk gane fi jamono tey it ñu ñëwaat fekkaat geneen tout tànk gu feeñaat loolu di mandarga mbégte te yéen yéenay ñi koy taxaw ak équipe yi ngeen di àndal ak góor yàlla yi leen di dooleel ci liggéey bi yan kàddu ngay am ci loolu. xanaa di rafetlu lool rek ndax dafa mel ne daal suñu borom daal mi ngi ñuy jàppale yàlla bu ñu cat jiitu laay wax yal nañu yàlla lafal cat mais dafa mel ne saa yu ñu koy inauguré rek dinañ ci am benn souvenir boo xam ne duñ ko fàtte mukk kon loolu day na sant yàlla te xam naa ne du hasard daal du hasard lu war a mën a am la waaw lu war a mën a am la waaw. alhamdulilah kon mbokki internet yi yéen a ko déggandoo ñu ànd ak ñoom def ak ñoom visite guidée bi ñu dugal ñu ci locaux yi defal ñoom visite am na benn remise de valise bu ñu fa war a def léegi nag ci tout tànk bi nga xam ne moo fi gane jamono kon xam naa dañ koy ànd ak yéen rek bu ci kanam incha allah ak équipe bi nga xam ne ñoom ñoo ñuy couvrir ci ginnaaw wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw maanaam soxna su ñëw te amagoo tout tànk fii mooy barab bi ngay njëkk a tàbbi daal ñu saytu la. njëkk a tàbbi waaw ñu saytu la waaw maanaam fi ñuy tëdd di noppali ko yooyu bu dee waaw personnel bi fi ñuy nekk waaw fi mooy salle de garde guddi gi fii la ñuy nekk waaw salle de garde waaw. bu ko defee deuxième salle bi. fii mooy suite de couche maanaam ñi am doom ba pare fii lañ leen di indi waaw fii mooy suite de couche waaw ngir ñu noppalu dala waaw waaw. dafa mel ne am na ku nekk ci biir waaw am na ku nekk ci biir waaw kañ fi mooy salle d'accouchement bi di ñaan yàlla suñu borom defal ñu ci jàmm ak xéewal rek ak tawfeex ak taysiir ci barke Cheikhul Khadim waaw lool toppee waaw barke Cheikhul Khadim yéen ñi koy def yàlla dëpp leen kàttan amin kay amin kay ñu jàkkaar lool waaw lii mooy cadeau bi jox soxna Kumba waaw
macha allah ñaan suñu borom dundal ko te barkeel ko. amiin amiin kay. ba bu ñu fiy dellusiwaat moom mu woon fee indiwaat soxnaam ba soxnaam bu dee comme góor yàlla la ñu dund ba mu ànd fekk soxnaam di fi amee gone te ñu fekkee lépp te tal ko nag barkeb sëñ Tuubaa. asalaamaaleykum. aouzu billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam man la Mame Bousso Tall di sage-femme fii ci clinique Balla Mbacké Mboup maa ngi leen di ziar bu baax di leen jaajëfal ci teewaay bi ci inauguration tay bi di ñaanal gan gi ñu am tey mu dund am ndey ak baay ci barke Serigne Saliou léegi nag ci waxtaan boobu te dama bëggoon a waxtaan ak yéen ci kii yi ñuy def fii ci clinique bi dañ fi def différentes kii danañ fi def CPN muy consultation prénatale danañ fi def tamit ay accouchement buñ jógee ci accouchement boobu tamit ay consultation prénatale tamit kii consultation postnatale maanaam jigéen gi bu amee doom ba pare li ci topp mooy planification familiale dinaa waxtaan ak yéen tamit ci planification familiale bi ci topp mooy allaitement maternel exclusif maanaam nàmpalee sa ween kase bañ ko jox ndox bañ ko jox dara moom xale bi di waxtaan ak yéen tamit ci vaccination bi maanaam ñàkkum xale bi waxtaan ak yéen tamit ci suivi croissance de l'enfant maanaam màggaayu xale bi yooyu yëpp dinañ ci waxtaan incha allah ci kaw loolu dañuy tàmbalee ci mooy visite yi soxna yi war a def muy consultation prénatale dañuy tàmbalee fi nga xam ne foofu lay jigéen gi di yëgee maanaam signe ëmb yi màndarga ëmb yi tey boo toogee ay weer ñaari weer ñetti weer gisoo fóot nga commencé sa xel di teey wala ngay wàccu dawal ci sa sage-femme nga wax ko ci biir visite yooyu normalement jigéen gu wérul war naa def ñeenti consultation prénatale maanaam ñeenti visite wala juróomi visite ba juróom benn ci biir visite yooyu jigéen gu wérul gi war nañ ko cee defal prévention ci wàllum tétanos paludisme maanaam sibbiru wala anémie maanaam ñàkkum deret ci prévention boobu nuñ leen di aaree pour ñu bañ a am sibbiru tétanos wala ñàkkum deret bi moom ñu ngi ko ci aaree ci jox ko fer bis bu nekk dafa war a naan fer warul sote bis bu nekk daa war a jël feeram aarum tétanos bi dinañ ko ñaqu tétanos ci feebaru sibbiru bi war naa jël ñetti doomu sibbiru heure bu yëgee biiram yëngatu war na koo jël ba yàlla di ko may jàmm boole ko di tëdd ci moustiquaire ci biir consultation prénatale yooyu tamit war naa def ñetti écho li normal mooy mu def ñetti écho mais boo ñëwee dañ lay bindal écho nga def ko njariñu écho bi mooy ñu xam ba xam doom ji mi ngi dund ba xam ndox mi muy naan baax na wala baaxul ba xam ñaata weer nga toll loolu lépp ci écho bi lañ koy xamee ci biir consultation yooyu tamit boo demee ba toll ci ñeenteelu consultation bi mu tombe ak juróom-ñeenteelu weer bi dinañ la jox rendez-vous 15 jours maanaam fukki fan ak juróom baare léegi amatul fenn baare kenn baareetut dañ lay jox rendez-vous fukki fan ak juróom ba yàlla di la may jàmm li may ñaan nag sama mbokku jigéen yi sama xarit yi maanaam ñuy respecté seen rendez-vous yi ndax boo respecté sa rendez-vous yàlla mën na la defal jàmm booy mucc nga mucc ci jàmm bañ a am benn problème ci kaw loolu dañuy jàll ci accouchement bi boo tollee ba 4e CPN maanaam sa ñeenteelu visite dana la wax signe accouchement ni muy mel mandarga yi boo ko gisee da nga xam ne yaa ngi ci accouchement maanaam biir bi métti bu tar wala mu métti continuer wala nga gis ndox bu ànd ak tuuti deret bu ratax dawal gaaw hôpital ñu xool la demal ci sa sage-femme mu xool la ci même damay ñëwaat tamit ci ñeenteelu visite ndax ñeenteelu visite bi dafa am importance ndax fi mu ne nii buñ la defalee ñeenteelu visite doo toog rek sa kër tey dañ naan la loo gis lu la jaaxal da ngay ñëw lu ci mel ne biir bi bañ a yëngu wala nga sentir biir bi métti bu tar wala sa noppi di riir wala sa bët yi di fulu wala nga jékki-jékki liw wala nga tàng sa yaram tàng da ngay daw doo xaar rendez-vous bi léegi nag dañuy dem ci accouchement ku wax accouchement wax préparation boo demee ba dugg sa weer dangaa war a préparer accouchement du da ngay bàyyi ba ñëw di accoucher doo koy préparer
da ngay jël sa soo jël sa juróom-ñaari sëri coton dugal si ak sa ñaari complète waxtaan ak sa borom kër na ko ah tey de ba ma demee sage-femme bi nee na ma dugg naa sama weer pour ngeen préparer tuuti xaalis teg ndax mat à tout moment mën na bette. wala tamit nga jël sa numéro taximan bu la gën a jege ndax loolu lépp pour aar leen ci accouchement à domicile maanaam amee doom kër ga loolu lépp du lu gën moo tax ñu leen di kii wërloo. léegi ci biir accouchement yooyu ñaari façon accouchement moo am accouchement normal ak accouchement dystoxique. accouchement normal mooy accouchement boo xam ne def nga ko pare yaay ji amul benn gàllankoor doom ji tamit amul benn gàllankoor. accouchement dystoxique maanaam nga accoucher ba pare am quelques gàllankoor loolu nag yéen ñii lañu ci mën a dimbale ndax bu sa visite normale nga def sa CPN normal jël li nga war a jël sa accouchement mën na normal waaw di leen ñaan na ngeen respecté visite yi bu baax a baax. léegi ñu jàll si consultation postnatale maanaam boo amee doom ba pare dangaa war a def 2 ba 3 visite war nañ laa jox rendez-vous si ñetteelu fan bi. war nañ laa jox rendez-vous buñ la tuddalee ba ca suba ga war nañ laa jox rendez-vous 1 mois ci biir visite yooyu nag dañuy xool ba xam yaay ji wala doom ji amul benn complication loolu mooy njariñu visite bi. ñu jàll ci planification familiale ku dégg planification familiale mooy nga noppalu mën a gérer sa doom mën a gérer sa bopp mën a gérer sa borom kër. ci planification familiale yooyu nag bari nay façon yu bari nag ku ñëw di def planning dañ lay tegal. façon yow yaay tànnal sa bopp ñun amuñu droit tànnal la yow yaay tànnal sa bopp am nañ droit nag boo tànnee boo xam ne méngoowul sa wér-gu-yaram ñu conseiller la pour nga choisir beleen léegi ñu jàll ci kii bi méthode de planification yi moom bari na bi ci njëkk nag moom mooy nàmpal sa doom ba juróom-benn weer yi wees te doo ko jox ndox doo ko jox lem doo ko jox dara sa ween kese nga koy jox loolu rek planning la ci yéen. bi ci topp am nañ tamit contraception orale maanaam comprimé yi ñuy naan am na kii brin bi am na implant am na DUI boo ñëwee ba ci kii bi rek bu kii ñu gën a xóotal waxtaan beeg yooyu. ñuy waxtaan nag si allaitement maternel exclusif maanaam nampal sa doom ba juróom-benn weer yi mat waroo ko jox ndox waroo koo jox lem waroo koo jox dara loolu li ma leen waxoon sànq loolu rek planning la si yéen déjà day aar xale bi pour mu bañ a am biir yu daw. biir buy daw wala muy xiibon souvent da ngay seetlu bu dee nit ki day soxna si day nàmpal doomam di ko jox ndox wala dara da ngay seetlu xale bi day tuuti màggaayu xale bi du kii du normal di leen ñaan na ngeen di nàmpal seen doom bi juróom-benn weer technique wu nàmpal nag dafa am booy nàmpal da ngay toog wéeru sa biir ak sa biiru doom jàkkaarloo nga jàpp kii bi ween bi bam lii nga jox ko mais doo toog ween toog sa kii bi sax sa ginnaaw gi sax day metti xale bi tamit du mën a jot kii bi nu mu tuddati du mën a jot ween bi normal. ci buñ jugee ci loolu waxtaan ak yéen ci vaccination tous les jours fii am na fi waaw ngeen respecté vaccination xale yi vaccination yi ñu ngi koy tàmbalee bi bébé bi juddoo la ñuy commencé ñaq xale bi. waaw di ko jox rendez-vous ba baamu xale bi war naa ñaq ba juróom-ñeenti weer kii at war naa ñaq ba juróom-ñeenti at 9 ans di leen ñaan na ngeen respecté rendez-vous vaccination yi. léegi ci kaw loolu suivi du xale bi vacciné na rek dootuma dem hôpital war ngaa dem xool poids xale bi xool màggaayu xale bi loolu lépp ci la bokk. ci teewaay bi kontaan nañ bu baax di leen wax ne clinique bi seen clinique la ngeen ñëw à Mans waaw jërëjëf. waa kay xeewal xaaral ma jox sama tante ji mu wax ci kàddu. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp maa ngi leen di ziyaare ñu ngi leen di sant tamit ci teewaay bi di rafetlu ni ngeen dikkee macha allah moo bëggoon a am tuuti lu ma ci complété rek ci biir li sama sage-femme wax parce que lu bare bari dañ koo war a xam am na koo xam ne mi ngi doon laajte accouchement à domicile lan la mën a indi accouchement à domicile li mën a indi bari na trop sax accouchement à domicile mën na am déchirure boo xam ne ni sa kanam mën na cee jaare yàqu ndax buñ la assisté wu di la protéger nga accoucher sa bopp domicile sa kanam mën na cee xotte ko boo xam ne ni pour ku ñu ñëw ko problème lay doon mën nga cee jëlee saignement boo xam ne ni maari dem si maasubaana accouchement à domicile déli yi ci nekk dafa bari parce que yow mën nga nekk à terme sa doom nekk siège te loolu sage-femme bee ko mën a xam yow mënoo koo xam mu jiital taat wala mu jiital tànk boo ko bëggee wasi na ca kër ga rek lu ne xaj na ca léegi ku ne xam ne ne deret mooy nit
te ku ne xam ne ne kuy saigné kuy accoucher ku ne di nga am di nga saigné moo tax ñu leen di gën a jël bëgg ngeen di gën a jël seen matuwaay di naan seen fer yi balaa ngeen di accoucher ndax li ngeen di perte ci sang bu ngeen naanee fer yi ni ngeen ko war a naanee lu ngeen mën di saigné tamit du grave ñu bëgg ngeen di respecter rendez-vous yi bëgg ngeen di jënd seen garab yi surtout nag parce que daf ci am ñoo xam ne nii da nga leen di bindal garab man de dara métti ma jërul ma di ko jënd wala nga jox sa borom ko mu law ma xaas nga ne ko tegg fenn ko man de bu ko jëndul moo xam kan mooy faju ku jigéen ki du may faju pourtant ku jigéen ki bu jëndu ordonnance bi tamit natt bi du tardé ndawtal gi du tardé ndax alamaan yi balaa ngeen tal natt wala ndawtal dangaa am sa wér-gi-yaram dangaa am sa wér-gi-yaram nga jënd say ordonnance ñëw say rendez-vous dikk say visite teel a ñëw visite nag surtout nag ndax daf cee am jeeg ju bari joo xam ne da ngay dégg ñu naan su ma teelee dem dañ may xamal dina bu ëmb pourtant yaa nga dend koo xam ne sëy na ba xëy caatlu ba xëy doon màggat te ëmb bu yàqu sax mosu koo am kon ku ci am borom ka toog di sëy ba am sa ëmb demal hôpital nga seeti sa bopp te bàyyi nëbbutu bi su ma demee dañ may teel a xam bu ñu ma fa fekkee dina xam ne damaa ëmb ah man ka ma demee sama wujj bi ci kër gi dina xam ne damaa ëmb yooyu amul benn sens ngeen dem faju ju yóbbu seen bopp beneen bi ci des mooy maire yi dañoo am habitude nga ñëw na ko sa goro man de sama biir day metti ah yow ma toogoo demal toog ba ci kanam boo ma toog da ngay ñaq xamaloo ko dara yóbbu ko rek bu matoo ñu tëye ko bu matuwut ñu pikir ko biiram sedd ñu ne ko demal ñibbi loolu laa ne woon dinaa ko ci dolli ngeen gën cee farlu gën cee góorgóorlu te bàyyi ko xel jël seeni matuwaay ba ma sëg ngeen baal naa ko. bismillah asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñi ma fekk fii yëpp maa ngi leen nuyu kenn ku nekk sa tur sa sant di nuyu Tànday ak Mambusa di nuyu ñëpp ñi liggéey si clinique bi wax dëgg fa yàlla man ba ma dalee accoucher ba tey fu mel nii moom maa ngi koy soog a gis ñu baaxee di mën a kii jàppale ni jigéen daal maa ngi koy soog a gis daal wax dëgg fa yàlla dinañ la toppatoo dinañ la maanaam say visite sax dañ lay woo téléphone li nga xamante ni moo gën a jafe mosuma koo gis fenn wax dëgg fa yàlla di la woo téléphone maanaam li ma fi gis daal wax dëgg fa yàlla damaa mënul wax de waaye mosuma koo gis si benn hôpital may ñaax sama mbokki jigéen ñi ma dëkkal fii ñu bàyyi nëbbatu bi damay teel a dem dañ may xamal clinique bi jege na képp koo xamante ni gis nga sa yaram loo xamante ni xamoo ko ñëwal fii ndax sorewul bul ne damay dem dañ may xamal daa jege affaire yooyu ñëwal fii man daal li ma gis fii gisuma ko fenn wax dëgg mosuma koo gis fenn tamit. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk si turam ak santam di leen balu àq bu baax di leen baal àq di wax ne clinique bi wax dëgg yàlla man jàmm rek laa fi gis fii laa amee doom sonn ma tiitu ma jaaxlewu ma di sant ñi nga xamante ni nag ginnaaw yàlla ñoo tax ma mucc muy soxna Jaara mi ak Yanday Diop moom aw ma fayam wax dëgg yàlla taxawu na ma fi ma ndey di taxaw clinique bi daal jàmm rek laa fi gis yéen ñi nga xam ne yéenay sama mbokku jigéen ñi même bu dul ëmb yaram santé avant tout lañu wax wér-gu-yaram moo jiitu lépp loo yëg sa yaram même bu dul ëmb war ngaa mën a dox ndànk dem sa hôpital nga saytu sa yaram si ëmb bi nag waxee su ko li kiy wax am doom kër moo gën a danger sama mbokku julli ñu jigéen ñi ñu bëri ñu ngi koy faral di def te danger bu bëri moo ngi ci ëmb kenn du ko caaxaanee bakkani doomu aadama la boo ëmbee da ngay farataal say visite li gën a doy waar am naa doom am naa sama wér-gu-yaram doxi say soxla fàtte say ñàkk doom nañ farataal ñàkk yi farataal suñu wér-gu-yaram avant tout man maa ngi leen di ñaanal yàlla fépp fu ngeen bëgg a yegg yàlla leen fa suñu borom yeggale yéen ñi nga xam ne nag yéenay ñi nga xam ne médecin moom kenn amul fayam wax dëgg yàlla di leen ñaanal yàlla fi ngeen bëgg a yegg yàlla leen suñu borom yeggale clinique bii daal jàmm rek sa kaw sa kanam yàlla leen suñu borom aar defal leen sutura defal leen ndam si barkeb Sëñ Tuubaa. salaatu lazi fi kulli sayrin wa fi safar. gaaw leen gaaw abonné si Khidma 28 TV def leen Khidma 28 TV bu ngeen pari bës leen cloche bi ngeen mën a am 24 heures sur 24 lépp luy information tukkeeku si bile chaîne bu mag si Touba di liggéeyal Serigne Touba Khidma 28 TV ak sa chaîne bi topp tànki Serigne bi. amaani ala maahin maal absa wa safar.